ci yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbëkk mi borom mbégte mi di sang bu tedd ba ca Touba béggul ci xewit bi bi l'Observateur démb ci dimanche bi yéenekaay bi nee nañu ci la Cheikh Bass Abdou Khadre mi yore kàddoom jottali waa réew mi ay kàddu yu bàyyee ko ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou jëm ci li xale yi xewal mu di mbëkk gaale loo coy wutali bitim réew ne Barça wala Barsaq Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ne xalifa bi sant na ñiy jël gaale ñu bàyyi ko teg ko fi suuf ndax li ñuy def xaru la nee na ndaw ñi dellu si seenum xel dellu ci yàlla te bañ a yàkkamti baa ñuy bëgg lu suñu borom dogalul ci ñoom anki dina kay nañu lu jëm ci mbëkk mi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sàkku na ci ñu koy def ñu teg ko ci suuf démb ci la ndigali jip yéenekaay bi nañu Cheikh Bass Abdou Khadre mi doon jottali ndigale xam le ne ca déclaration ba ne am na benn dëkk boo xam ne ñàkk nañu ci mbëkk mi lu mat 20 fukki doomi aadama te ñoom ñëpp ay taalibe lañu mu di lu mitti Sud Quotidien nañu Touba sàkku nañu ci ndawi réew mi ñu dakkal gaal yi ndax loolee xaru la Vox Populi mi tuddee ndigali fatwa dolli ñu ci ne xalifa général des mourides nee na Barça wala Barsaq dafa aram ndax bëgg a dem bitim réew mu jaral a dugg ci gaal nga ne yegg baa faatu xamal ne boo ca faatoo dangaa xaru réew mi Quotidien nañu sëriñ bi wax na ne ku dem ci gaal yi ba faatu ca sawara nga jëm ndax dangaa xaru te ko xaru sawara nga jëm lu jëm ci immigration clandestine di mbëkk mi ak ni mu mel ci réew mi fan yi la Sénégal nañu moo waral xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati kàddoom di wax ak ñi koy def yee na leen yedd na leen xamal ne leen ba noppi digal na leen libération nañu ca Kébémer ñoo ngi jooy seen fanweeri doom ak juróom-benn yu demoon ci gaal gi seen gaal ga suux ci waxi gànnaar yi journal bi dellu siwaat ci ndigal li bàyyee ko ci xalifa général des mourides di sàkku ci askan yu ñu dakkal mbëkk gi di immigration clandestine gi keneen ku wax ak ndawi réew mi ngir ñu dakkal mbëkk mi di immigration clandestine libération nee nañu moo di Youssou Ndour nee na ndawi réew mi ku mu neex mën ngaa tukki kenn terewu ko kenn waaye rikk waaye bu ngeen koy def na jaar ci yoon bu leen jëli gaal loolee moom bu leen ko dara jaral lu ko jara ko jar Le Quotidien xëy nañu xamal leen jiital conseil économique social ak environnemental bu bees bi di Idrissa Seck ak notaire bii di maître Nafissatou Diop Cissé ginnaaw juróom-ñaari at yu ñu réeroo woon mujj nañoo gise ba ginde ko Idrissa Seck moo demoon këram doon ko jaale yaayam ji génn àdduna maître Nafissatou Diop fa la waxee ne yaayam ja ca Barsaq moo ko ne woon bul songati mukk Idrissa Seck Nafissatou Diop notaire ne bi ma waxee loolee ci laa jël dogal ne kenn du ma déggati mukk ma yox lu ñaaw ci Idrissa Seck moom Idrissa Seck journal Le Quotidien nee nañu ca jotaay ba leeral na fa ne bi coowal chef de l'opposition bi jugee ci réew mi ñu di ko mbamb ak di ko jaaba jongi Macky Sall ci boppam moo ne mën naa ci génn ñu génn ci Le Quotidien dem ci Libération fekkaat ko fa moom Idrissa Seck ma nga fay wax ne ñii ŋàññi ak di dingat sa moom ànd ak Macky Sall ñooñee réew mi ñoru leen seen intérêt bopp moo leen tax di wax seen intérêt bopp leen tax a jëkk seen coow bari na jalt ji bari na waaye ñi wax ñëpp amu ci kenn koo xam ne dab nañu ci wëq ci xët mu njëkku Soleil national kaddu président conseil économique social ak environnemental di Idrissa Seck nee na fa complicité mu di neexoo gi amoon sama diggante ak Macky Sall te dakkoon ñëwaat na moom Idrissa Seck ak Macky Sall retrouvé waat nañu seen complicité ba nañu tase ji ci journal li quotidien waxtaane wàllu football coupe d'Afrique bi war a am ca Cameroun atum 2022 yéenekaay bi nee nañu gaynde yu Sénégal yi qualifié nañu ca démb la ñu dem Guinée Bissau dóor ko benn bal ci dara Sadio Mané moo dugal bitub Sénégal bi Vox Populi dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk nañu Sadio Mané déposé na gaynde yi ca coupe d'Afrique Cameroun 2022 record yéenekaay nañu neexul ba neexul waaye Sadio Mané moo aay ci waa Guinée Bissau fu mu dajeek ñoom rek defal leen bagage wan na leen boppam keroog ca kees wan na leen boppam it démb ci seenum réew stade yéenekaay xëy ñu ko wan moom Sadio Mané ci xëtamu njëkk ba nuppi bindal ñu ne ticket bi njëkk bi jëm ci coupe d'Afrique Cameroun 2022 Sadio Mané joxe na ko yàlla sunu borom jël na ko champion de lutte ba woon di Balla Gaye 1 sunu lamb xëy nañu ko tàggee xibaar ñu ne mbër ma woon di Balla Gaye 1 faatu na ci juróom-ñaar fukki atam ak benn ci la génnee àdduna tukki mi ci anam yi dëppoowul ak yoon ak kaddu yi nga xamante ni xalifa bu tedd bi ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yëkkati na ko jaare ci porte-parole bi di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre sàkku na ci gune yi ñu wàññiku ci yoon woowee nu jël du bi baax ci daanaka dem ci anam yenn yi ak xaru la ci l'islam daf koy tere wàllu xibaar bokk na ci ñàkkum ndox mu métti mi ci askan bi rawat na ci Grand Yoff manifestation bu fa askan bi def démb ci lu nu yëgluwul asko seen ñoom dugal nañ seen làmmiñ ca mbir yi association consommateur Sénégal bu nu sañoon ñu ne lu jëm ci wàllu ak ndàmpaay sax seen o faf ko joxi clientam ca Wakaam moom lu toll ci ñaar fukk ci conseil ca municipalité ga ñoo war a janoog gendarmerie tey jile convoqué gi li ko waral mooy plainte ab seen maire Samba Bathily Diallo ci technique bi Abdoulaye Diop. Assane Gueye. mbëkk mi ni ko gone yi tuddee Barça wala Barsaq ak xaru la ca lislaam daf koy aaye ku moywul daal boom faatu ca moom daanaka ëpp naa def wala bokk di ko sabab loolu ay kàddu la tukkee ci ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci li nga xamante ni moom la ñuy dund fan yi gone yi jël gaal yi ci anam yu yéeme bëgg a yegg bitim réew porte-parole am Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre moo ñu yeggee kàddu yi ku tedd kookee jëm ci dànkaafu gone yi sàkku ci ñoom ñu wàññiku nu
mu gën a gaaw ñu déglu Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre ak Salif Sow. Serigne bi nee na mi ngi ñaaxaat taalibe bi yëpp di leebiru mbokki jullitam yëpp ak mbokki réew ñoo xam ne yoon wi ñu jëm kat du aw yoon xam nañ ne nag jamono xat na naqari na waaye loolu itam nañ xam ne suñ borom moo ko wàcce ci àdduna ndax du réew mi képp àdduna sépp moo mel noonu fañ jëm muy réewu tubaab yooyu jëm ñoo gën a jaaxle ñëpp nañ xam ne am réew ñoo koy defar mooy ñu dëkk ci biir réew kenn du jógee bitim réew ñëw di leen defar seen réew ku war a dem ba xam ne war ngaa génn wala fa la sa wërsëg dem fay dem nga demee ci anam gu leer boo xam ne du bokk lii ndax gaal yi ñuy jaar dem du doomu aadama war a dugg ngir tukki rawatina ci fu sore noonu kon loolu ku ko def itam xaru la te lislaam bëgg ko xaru ndax xaru kat diis na kenn yéenewu ko sa mbokkum jullit ndax ku ci faatu sawar nga dem waaye itam mi ngi leen di soññaan nag ngeen gën a góorgóorlu te xam ne kat la ngeen di def muy bëgg a teral seen wajur la ngeen di def ngir bëgg a teral seen jëmm la ngeen def ngir bëgg lu ngeen jox addee li muy baax baax lépp nag la ci jiitu mooy sàmm su jëmm ndax am na benn dëkk boo xam ne kat lu ma ñaar fukki nit faatu nañ fi te ñëpp talibé Sëriñ Tuubaa kon loolu diis na bokk jullitam yi mu bokk réew mi itam te yaakaaroo Sëriñ Tuubaa te bokk ci itam ku ci faatule ma ngay ànd ak yow naqari di ko bokk yow. mu nekkoon Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre doon jàllale kàddu yi nga xamante ni ñoo tukkee ci ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ngir gune yeeg mbëkk mi ñu tegaat ko ci suuf ci li nga xamante ni moo ca ne ci lorange ci yooyu jamono ca fu mel ni ñani département bu Mbour am na fa plateforme bu nu taxawal ngir rek di xool ak wër gune yi nga xamante ni ñoom la seeni mbokk xamul ci lu nu ne plateforme boobee ngir jaare ci internet bi kon ngir kon ak wër ñeel gune yi jël gaal gi dañu ci déglu sax coordonnateur bu boobee plateforme Adama Diallo ak Abdourahmane Diallo. Objectif plateforme bi mooy par rapport ak situation bi am nii ñu yëngu ci mbir moomu assister ñi nga xam ne dañoo ñëw comme nekk ay victimes en plus aussi ñu sensibiliser jeunes yi ci wàllum yoonu immigration clandestine bi ak danger yi mu am yëpp voilà donc am na lu ñu jot a defagum par rapport à ça donc ci loolu lañ nekk ba léegi nii lu ñu defagum mooy dem nañ rencontrer la directrice de l'hôpital de Mbour ñu waxtaan ak moom ci xool ñoom nan lañ mën a apporter comme soutien ba ñu waxtaanee ba pare donc dem nañ ñu andi ay solution ñu def benn formation ñu wàcc sur le terrain dem ci victimes yi waxtaan ak ñoom lu ñu soxla comme assistance psychologique mais aussi assistance sociale ñeneen lu ñu jàppagum ci xale yi fi ñu ñàkk seen bakkan lim bi war na yegg fukk ak li ñu xamagul parce que ba léegi nii am na ñoo xam ne tey jii xamaguñu ñoom ci ban situation lañ nekk xamaguñ ndax yegg nañ wala yegg donc loolu tamit ñu ngi ci développé benn site web boo xam ne ñi nga xam ne tey jii xamuñ si lan lañ nekk ñu ngi publier seen i photo ba xam nañu lañ fexe ba mën a trouver ñoom exactement ci ban situation lañ nekk. ba tey ci xibaar yeeg RFM université Alioune Diop bu Bambey étudiants yi ñoom téeméer ak ñaar fukki waxtu la ñu dogal neeb grève li ko dalee altine tey jii la ñu bëgg mooy ak yeggale ñeel restaurant ba fa ak it pavillon yu bees naka noonu it ubbite master ci wàllu développement durable. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñàkkum ndox mu métti ci ndakaaru moo waral sax fu ci mel ni Grand Yoff démb askan wa ci lu nu yëgluwul am ak manifester yi di ko ñaawlu lu jëm ci wàllu woowee sax soxnay jàmmalaay ci ndakaaru ba tey jii fas nañ yéene ànd dem toogaanu dal bu Sen'Eau di ñaawlu cib sitin rek ni ñu ko waxee ñàkkum ndox moomee ASCOSEN nag rafetlu ko benn yoon bu sañoon sax état bi am ak yolomal ci wàllu yoon ba ñii di client yi Sen'Eau mën a yóbbu kër gi ci yoon ba mun a jot ci ndàmpaay ginnaaw loolee nga xamante ni service la bu sooxee lool vice président ba la ñu ci àndal El Hadji Momat Cissé ak Salif Sow. contrat la ñu am ak moom ñu ngi koy fay ndox mi nga xam ne moom la ñuy facturé et que contrat bi moom mooy nañuy jox ndox mu doy mu ànd ak qualité te boo am benn rupture mais gis nañ ne bu mu ñëwee ba léegi nit ñaa ngi génn ci mbedd mi amuñu ndox bu doy amuñu ndox ak qualité te war nañ dégg nga maam protéger consommateur bi te ni ñuy protéger consommateur bi mooy am na texte boo xam ne mu ngi ci su mën a génn bu baax ba nga xam ne léegi bu ñu Sen'Eau tooñatee ñu mën ko yóbbu ci yoon loolu dana tax dégg nga maam Sen'Eau dina tax mu def attention si li muy def ba mun a respecter contrat bi mais tant que texte boobu génn ci circuit bi te texte bi nag mu ngi bëgg a yàgg comme ni ko chef de l'État nañ def fast track bu ñu ko defee circuit bi jaar ci fi mu war a jaar mu daal di génn bu boobaa client boo xam ne kontaanoo ci sa contrat nga mën ko yóbbu ci yoon ñu dédommagé la bu boobaa Sen'Eau dana def très attention.
ñu waxtaanee lakk gu métti gu am ci dëkk bi di Jelembere ci wàll woowu nag am na fa jéey yoo xamante ni daal dina ko fa def ndax soxna sa chef de village ba ak doomam ñoo ñàkk seen bakkan ci lakk googee ci seen dëkkuwaay la fa yàqu ci matériel bari lool sapeur pompier yi daal dinañu ñëw waaye jafe-jafe ngir yegg si woon fa ndax juróom-ñaar fukki kilomètre moo dox seen digg ñoom ca Kolda ak dëkk boobu di Jelembere kon muy aw tiis fa ñoom. It ay magasin yu stade Caroline Faye yu fa daal di tàkk jëppét bik sapeur pompier yi nag daal di nañ ko fay amoon lenn ci jafe-jafe waaye ba fii xamuñu lu waral jéey joojee RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minute. RFM rajo askan wi. Wakaam la ñuy wutali ak lu jege ñaar fukk ci conseil municipaux yu Wakaam yu nu woo tey jii ci suba ci kanamu gendarmerie ginnaaw plainte bu tukkee ci waa Samba Bathily di maire ba ñoom nag ci janook taskatu xibaar yi démb ñëwaat nañ ci li nga xamante ni moom lañ ko sikkee moom maire bi Baye Assane Diaw. conseiller yu góor ak yu jigéen daje ci genn kuréel goo xamante ni li mu yitewoo mooy ñuy indi leeral ci wàllu doxalin ñooy naqarlu ni maire Wakaam Samba Bathily di doxalee Mamadou Goudiaby di ñetteel bi nit bi mu toftal ci maire bi. ci ordre du jour bi dañu ne dañuy wote bilangam mooy bu mu def 2019 te wanewul xaalis bi mu génnee pour ñu xam la nga xam ne moo génn ak moo dugg terrain yi batrin jox nañ ko suuf moo ñaan ci turu Wakaam boo ñaanee ci turu Wakaam da nga koy wax conseil yi ñu nangul la le don parce que c'est la loi ñu dëgg ko muy yuuxu kamamel mu ne kenn fi lotissé parce que waxuñu ko moom maire gars yi lotissé nañu kenn déggu ko la ciy ruus lan la nañ ñu ko wax ñun conseil yi beneen bi mooy terme sud c'est parce que dañ koo sédd foofu man dégg naa ne moom moo yor 10 yi ñeneen ñi yor 5 yi. dajey conseil municipal yi ñuy faral di amal ay jaamarloo lay mujjee diggante ñi ànd ak maire bi ak genn wàll gi jàpp ni doxalinu maire bi daa am ay gàkk-gàkk. lii am ci conseil ba ñëw fekk ay conseils yu ñu convoqué pour diisoo ci liy jëmale Wakaam kanam loolu métti leen ay nit ñoo xam ne ils sont sous le contrôle du maire parce que moo leen di jox ndigal ci wàllu liggéey ñooñu ñoo jiitu ci les agresseurs dañoo xuus ci biir assemblée ba door ay conseillers ci kanam sous-préfet ak ci kanam monsieur le maire la première adjointe au maire ki nga xam ne matal na ko maam moo ko jàpp diri ko daaneel ko ci suuf parce que dafa bëgg nangu portable am parce que dafa doon filmer lii xew. wuyu gi ñuy wuyu gendarmerie bu Wakaam niki ëllëg nee nañ wàññiwul dara ci seen pas-pas ngir jébaane doxalinu maire ak lépp lu mu leen mën a jural. jërëjëf Baye Assane wuyu gi tey ji la kon googeeg ëllëg. tey ci altine ji lay doon leneen ci xibaar ñeel meruk ñi nga xamante ni ñoo fare ca diwaanu Ndar ci association imam ulema yi diwaan ga ñu ngi dànkaafu njiital France Emmanuel Macron sàkku sax ak njëggalu ci moom ginnaaw kàddu yi mu yëkkati yu ñàkkee war ma ko tedd ki ngën gi mbindeef rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam terewul nag ñoom imam ulema yi Ndar di woo jullit ñi ci nuy wéy di taxawee jàmm ni ko lislaam bëggee Mohamed Nabi Silla. association imam ak ulema yi ci Ndar wax naqar ak tiis woo xam ni am nañ ko ci kàddu yi président Macron yëkkati te ñu gis ni dara taxu ko jóg lu dul tooñ l'islam ak yonentam bi. association des imams et oulémas de Saint-Louis seetlu na itam ni président Macron song islam rek ak ay jikkoom ci la nekk. AIS dëppoo na ak mbooloom umma islamique di wax ni président Macron dafa war a jéggalu xeet waaye itam dafa war a respect légal suñu diine l'islam bi nga xam ni jàmm rek la woote. imam Babali yor kàddu association imam ak ulema yi gën a xamle ni l'islam diine jàmm la gannaaw kàddu yu am fulla ak fayda yoo xam ni président Macky Sall jot na ko yëkkati ci tugal. waaye nag woote jàmm nag tekkiwul ni yàqu association imam yi fii ci Ndar ñu ngi ñaan waa réew mi ñu daan jullit yi ñu ànd ak dal ndaxte loolu la ñu suñu diine sant waaye itam di rafetlu taxawaayu président de la république bi mu demee ca tugal wax ba mu ko gis nañ ci ñun xeet bi suñu bopp. imam ak ulema yu département bu Ndar nekkoon ci assemblée générale ci gox bi di Njolofeen ci njiitu Mohamed Sakho ànd ak i ñoñam RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. RFM Sport. Ndar googu sax fa la ñuy delloo kenn ci seen i doom fi ñu duggee baax na ma la waaw sa dëkk la waaye Ndar ci Dakar nangu na la am màccee rek alaaji bismillah ci ñu tàmbali ak wàllub football
Sénégal démb qualifié nañu seen jëm ci Coupe d'Afrique 2022 ca Cameroun ndam la ñu ngi ko amee ca Bissau gën demoon duñ fa jonganteeg waa Guinée yooya dóor leen benn bal si dara Sadio Mané daal di dugal boppam bu baax ci taarixu footballu Sénégal ndax dafa ca daal di defub jàlloore daal di tolloo ak El Hadji Ousseynou Diouf ci ay but yu mu dugal ci équipe nationale bi mu 21 ba match ba jeexee Habib Diallo di kenn ci joueurs yi footballoon am na lu mu yëkkati ak lëf waxtaanee na mu gisee ak nañu dundee jongante googa ci ba micro Babacar Fall. Cette qualification du Sénégal, ça il fait du bien parce que là on est premier, on est qualifié, donc après voilà, il reste encore d'autres matchs à jouer. Du coup, ça veut pas dire qu'on est qualifié, on va rester les autres équipes. Diallo ngeen dégg ko noonu muy làkki nasaraan daal di ni la mu wax daal ci tënk alaaji moom mooy kan léegi gannaaw li mat na qualifié nañu ñu tàmbali ci biir éliminatoire yi di waajal Coupe d'Afrique bi mooy tàmbali préparation bi ak nas ay pexe ngir bu ñu ca yeggee ca Cameroun googa nu daal di nag feral rango ñi ñoom El Hadji Ousseynou Diouf yi nga xam ni Cameroun moo leen tere woon jël Coupe d'Afrique bi ci 2002 ca Mali El Hadji Diouf mooma ma nga woon ca réew ma nee na gars yi yëpp booloo liggéey loola mooy tax faj mer mooma mun a nekk foofa ca réewum Cameroun 2022 El Hadji Ousseynou Diouf. di ko ñaanal rek ni mu def tey jii mu continuer di ko def parce que xam nga lan moo bon yaakaar tas yaakaar moo baaxul et que tey jii mu ngi won sénégalais yi nii li ñu soxla ci moom ma ngi leen koy jox li may ñaan rek moo di ne sénégalais yi nekk benn bokk ndey bokk bàyyi ñu préparé wu ndax gagné du Coupe d'Afrique li ñu manqué sorewul mais nag gagné Coupe d'Afrique c'est une organisation et l'organisation c'est le peuple sénégalais doomu sénégalais yi sëriñu sénégalais yi sëriñ yëpp nag muy chrétien bi jullit bi ne ñëpp jàppoo bokk ndey bokk bàyyi ndax équipe bi xam naa ne bu leen jàppalee ñu daal di alaaji dem ak démb Mauritanie suñu dëkkandoo dañ leen dóor 3 bal si benn Burundi moo leen dalal foofu ba noppi dóor leen benn itam dóor na waa Lesotho nu jàpp tey jii ci suba président fédération bi di maître Augustin Senghor dina daje ak taskatu xabaar yi 11h la ca daluwaayu fédération ba la sabab ndaje ma mooy dafa yëkki kàddu wax ci li nu ko ruumandatal ay bés bii ni dafa nekk candidat ngir uutu Ahmad ci bopp confédération africaine bu football muy CAF moom Augustin Senghor kon dina yàbbi ca moomulee ndaje ci loolu leneen it des ko waxtaane mu jëm ci wàllu Open Dakar wàllu judo la bu xewoon fii ci ay bés bi nu génn Sénégal nag am na ca fukk ak juróom-ñaari médaille juróom-benn ya or la juróom ya di ay xaalis la ca des di xànjar naka lañ organisé yi fii ak itam ci wàllu corona ji naka lañ def ba lépp jaar ci yoon Idrissa Diop ndi kenn ci ku doon jokko ak organisé yi fii waxtaan si ak Oumar Mbow. lépp loo xam ne ñu ngi jëm ci wàllu organisation bi jot na yemb donc ñu jël lépp luy matuwaay pour ak mbas mi am nit ñi mën a ñëw ci jàmm am seen test négatif bi ñu ñëwee aussi lépp lu jëm ci wàllu jumtukaay pour mën a vraiment xeex mbas bi ñu teg ko maanaam li ñuy raxasee loxo ak thermoflash ak yooyu def nañ ko loolu aussi def nañ ko ci stade bi aussi bi nit ñi di dugg nit ñi organiser compétition Sénégal mëtoon na ko te ñoom ci seen bopp kontaan nañ ci ndax du guleet sax ñuy def lu mel noonu ci wàllu organisation beneen bi aussi maanaam suñu xale yi vraiment góorgóorlu nañu maanaam ñoom ñoo jël premier ci tournoi bi am nañu fukk ak juróom-ñaari médaille juróom-benn or juróom argent ak juróom-benn bronze donc vraiment kontaan nañu ci xale yi vraiment li nga xam ne wane nañ ko ci tournoi bi. c'est vrai que ñi nga xam ne ñoo nekk ci pays maghrébin yi naar yi ñëw ñu parce que ñoom mbas mi moo leen téye waaye tamit suñu xale yu góor yi vraiment suñu góor yi jigéen yëpp góorgóorlu nañu pour am ay médailles te bàyyi xel tamit que lépp loo am comme poñ ci tournoi bi da lay dimbali pour que nga gën a mën a jege sa participation Jeux olympiques. nu jeexal alaaji tey jii dinañu jokkalante ay léegi ci comité national de gestion bu yore wàllu lamb ji kii ñu fal bees muy Bira Sène dina jot yëf yi ci loxo Aliou Sarr mi yoroon lamb ji 20 at ak juróom-benn.